jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk ca gën a fës. maire bu Dalifort ma ngay yëglu rek ca lakk gu amoon ni ki tey ji la ca boori raay ba nag moom maire boobu nag joxuñul kenn baaram lu may liggéeykat yu teex ma ngay sàkku nag ci saar daal ñu def seen kéemtalaay kàttan rek ba aar boobeep bassin ndax la mu gis muy xelli ca bassin ba nag moom jox na ko ab hydrocarbure di nag liquide boo xamante ne daal wóorul ci gis-gisu Idrissa Diallo Sarr ma ngay indi leeral ci mbir moomee nee na nag li xew tukkeewul ci conduite ba waaye nag liggéeykat yu teer ñenn ci agent ñoom nag ñoo doon dagg ay baari fer loolu moo sabab kon lakk googee beneen ponk ci biir xibaar yi muy nag grève bi nga xamante ne nii mbootaay bi ëmb commerçant ak industriel yu Sénégal door nañu ko muy grève ñetti fan tey ji la tàmbali ca marché Sandaga gis nañu ne grève ba nag laal na fa bu baax a baax commerçant yooyu di wéy di sàkku nag ñu daal di rek xoolaat bu baax a baax taxi yu yees yi nga xamante ni indi nañ ko ci wàllub douane naka noonu li nga xamante ni moom mooy dugg ci biir réew mi di marchandise loolu it ñu ngi sàkku ci nguurug Sénégal mu daal di koy xoolaat bu baax a baax grève boobu tamit dina tax ñu yegg ba ca Thiès rek xoolit commerçant ya nañu doxalee grève boobu ñu ne ñu bootu ci UNACOIS ñoom dañu caa raxasu ba set wecc ñoom ña ngay wéyal seenub liggéey. marché Castor gannaaw nag aser ak dibeer yi nga xamante ne ñaari fan la yu ñu tëjoon marché boobu ne dañu koy setal doxantu nañu ba foofu xool nag nu marché ba tëddee kon daal ci li ñu gis mooy set na wecc waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykatu table yi ñoo ca gën a loru ndax nee nañ boo moyul ñoom daal la ñu doon am kas néew dana wàññeeku bu baax a baax. FMI di Fonds monétaire international nag am na programme bu yees boo xamante ne nii daal dina koy nag kon xaatim diggam ak nguurug Sénégal la mi ngi soxal rek ñoŋal politique yi nga xamante ne dañu ko tëral ci wàllu koom taux de croissance bi nga xamante ne ñu ngi naan ci ñeenti la toll bëgg nañu nag atum 2020 jàpp 21 ñu yóbbu ko ba ci téeméer boo jël juróom-ñaar mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaar yi nu ko waxee woon ci ndorteel yi muy maire bu Dalifort nag di rek kon dànkaafu waaye tamit di soññ ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ndax la mu gis nag muy xelli ca bassin ba nee na xelam doyu ci ndax mi ngi jàpp rek ni ab hydrocarbure la loolu sax ñu ne moo sabab lakk bi nga xamante ne moo fa amoon maire ba nag di joxoñ baaram liggéeykat yu teer yooyu Idrissa Diallo maire bu Dalifort ñu teewlu ko ak Salif Sow. vers 23h et quelques ma dégg xet ma tourné ñëw bi si bassin bi ma gis ni am na kii mu tëddi liquide bu xelleeku bu xaw am couleur bu weex mais dafa guddiwul photo naa ko sa leerul moo capitaine Dièye de la gendarmerie de l'environnement moo ne ko fii y a une situation extraordinaire bu fi nekk bassin bi hydrocarbure moo fay tuur mu envoyé ma benn brigade bi 3 gendarmes yi ñëw rapidement ñu xool affaire yi toog nañ fi ba 3h du matin si la sama agent yi wàcc si bassin bi tant que ndox bi pour que suñu weddee parce que su vague bi ñëwee ba marée haute bi ñëwee da ko yóbbu géej mën nañu weddi parce que ñoom faale wuñu kenn waa terre lay wax respecté wuñu bu ñu wax ak kenn donc li ñu ragaloon rek tey préfet jot na si guddi gi defe naa lendemain dëbb si bi dimanche mu informé ma ñu sous préfet woo ma hier ñu dama préfet na fi ñu tey midi ak commission protection civile pour ñu xool lan moo fi nekk li ñu doon ragal nag li ñu doon bëgg a moytu si loolu am vers 9h mu am feu bu déclaré wu si chantier wu kii parce que ñoom ñoo di liggéey seen ouvrier yi seen kii yu ñu yore moo génne étincelle affaire bi takk ñu ne léegi du pipeline mais wetu pipeline la pipeline yi dafa mosoon tuuru ndox moomu nu mu tudd hydrocarbure boobu la ndoxu taw bi di relever man gëwuma loolu wax naa ko préfet bu ñu nax nit ñi nañu sulli foofu xool liquide bi fan lay jógee ñun ay nit a fi dëkk ñoom fu ñu gisee ak ñun fu ñu gisee du benn ñoom ñeen seen raayal ñoo leen intéressé ñun raay bi moom dundaluñu pour le moment amaluñu njëriñ bii moo ñu amal njëriñ moo xam ne moo ñu génne si inondation te assurance jox ñu su commission protection civile dina fi ñëw xool def prélèvement mais ñun li ñu mën a woon ni kii du takk li ñu fi sànnee dara du takk wala li fi nekkaat résidu du takk ne am produit bu war a jógee SAR pour muur affaire yi du takk xaw ma lan loolu yëpp gëmuñu ko parce que bu problème amee kenn faale wuñu kenn wuyuñu. préfet boobu nag maire bu Dalifort di wax rek tontu na indi na nag leeral ci mbir mi moom Moustapha Ndiaye la mu xamle nag moom mooy liggéeykat yu teer yooyu ñoom nag ñoo doon jéem a lëkkale réseau d'assainissement bu teer ak réseau ba nga xamante ne moom moo féetee ca Dalifort ñu teewlu ko moom it ci micro Salif Sow.
incident bi li ko waral mooy benn équipe bu terre ñuy liggéey ci chantier terre bi ñoo bëggoon raccorder le réseau d'assainissement parce que terre bi dafa am réseau d'assainissement bopp bu ñu installé donc dañ ko bëggoon raccorder ak réseau bii nekk fii Dalifort muy réseau d'évacuation des eaux pluviales ici à Dalifort loolu moom moo indi benn engin percuté un peu l'émissaire après émissaire bi am explosion bu ndaw bu am boo gisee fii sur site amoon na feu mais sapeurs-pompiers bi leen ko waxee 9h45 à 10h07 fexe nañ ba fay li nga xam ne nii moo nekkoon incendie bi. mais que moom mooy am nañu ay hydrocarbures yu ñu gis ñuy remonter à la surface ci trou bi nii ku ko xool gis ko loolu aussi bi ñu laajee waa SAR nee nañu ñoom ñi ngi jël seeni matukaay dinañu indi un tapis de mousse lal ko ci kawam ba nga xam ne nii dinañu éviter réinflammation parce que xam nañu hydrocarbures convoqué naa commission auxiliaire de protection civile bu Pikine dinañu taxaw càmbar mbir mi ak waa SAR ak sapeurs-pompiers ak brigade de l'environnement ak tous les services concernés ak waa terre pour ñu xool fii ñu nga xam ne dañu yaakaar ne wala am na ñuy wax ne ay fuite ñoo fi nekk fuite conduite SAR bi ñu xool ko effectivement fan la fuite nekk nga xam fuite am na wala amul bu amee ñu wax SAR li mu war a def ñoo wax li ñu njëkk a jël dogal moom mooy travaux terre yi dafa jege conduite léegi ñu ngi wax ouvrier yi nga xam ne nii ñoom ñuy liggéey dans le cadre du terre balaa ñu liggéeyati à côté de ces conduites là nañu woo waa SAR informer leen ne suba wala tel jour dañuy liggéey pour que waa SAR mun a envoyer leen équipe bu leen encadrer. ma ngoog waa SAR yooyu ñu tudd ñoom it génne nañu ab communiqué ci mbir mi bu kenn nag ab fuite la bu tukkee ca conduite ba SAR nee na loolee amul nañu jàpp rek ni ay liggéey la yu tukkee ci maanaam ouvrier yu terre ñoom ñooñu nag ñoo doon jéem a rek dagg ay barre de fer dagg boobu nag moo indi kon lakk googee muy communiqué bu tukkee ci SAR. ñu jàll ci leneen waxoon nañu ko ci ndorteel li muy grève bi nga xamante ne nag mbootaay gi ëmb commerçant yi ak industriel yu Sénégal door nañu ko niki tey jii muy grève ñetti fan ca Sandaga nag ñu gis ni grève ba daal ñu ngi ko fay wëyal commerçant yi nag la ñuy wéy di sàkku rek mooy maanaam taxe yu yees yi di matuwaay yi nga xamante ne jël nañ ko ci wàllu douane nañu ko daal di xoolaat ndax diis na ci seen ndodd waaye tamit ay marchandises yi nga xamante ne ma ngay bàyyeekoo ci bitim réew di dugg fii ci Sénégal nguurug Sénégal la ñu bëgg mu def ci taxaw seetlu dañu ci ànd ak Mame Birame Diouf Thierno Laurent Mendy. xëy tëj seen i boutique ngir wax lu leen métti commerçant yi nga xam ñoo nekk ci marché Sandaga naataango Omar Cissé yi ne nag kon mesure yees yi nga xam ni kon kilifa yi ngànk douane jël nañu ko du gàllankoor seen liggéey la ci jëlee ay marchandises bitim réew nar leen kon jëlee ca port ak ci aéroport andi leen fii ci biir réew mi. système bi ñuy def système de dédouanement dañ lay laaj lu ñuy wax DPI déclaration préalable d'importation nit ki daf ko war a am avant muy dem jëli ji conteneur am muy dem di jëndi ji bagage am. loolu bu fekkee conteneur bi ñëw na ba pare nga laaj ko nit ki comme document loolu daanaka xel nanguwul loolu. commerçant bi bu jëlee conteneur am bu débrouillé sax ba génnee ko di ko yóbbu ci dépôt mi ngi rencontré ay jafe-jafe yoo xamante ne ci wàllu tracasserie yoo xamante ne kenn xamul daanaka nu mu toll. ca Sandaga ak yeneen i marché yu nekk ci biir réew mi ñett fanu grève yi nga xam ni association des commerçants industriels du Sénégal labbal nañu ko clients yi it am na ñoo xam ni gisuñu seen bopp ndax jàpp nañu ay jafe-jafe la leen nar a jural bu wuteeg ñenn yenn clients ya nga xam ni kat ñoom ci tablier yi rek la ñuy dem ngir waxaale. état bi moom ak commerçant yi ñoom ñu toog waxtaan. xool nañ naka la ñuy mun a trouver solution parce que tëj ay magasin loolu du solution mais état bi dafa war a waxtaan. bi ñu remonter information yi nga xam ne moom lañ jëlee ci ñi nga xam ne ñooy suñu ay membres c'est respecté à 80 ou bien à 90% muy surtout le territoire national sénégalais. Omar ñàkk a rafetlu it li commerçant yëpp àndul ci kon seen grève bi ñuy amal jàpp sax ni yenn ci organisation yi leen ëmb jug nañu rek ngir saboter li ñuy amal. mu des beneen point boo xam ne agissement yoo xam ne ñi ngi koy def ci suuf pour nasaxal suñu grève bi loolu tamit vraiment ñi ngi leen di ñaan ñu ànd ak dal. door ko ngir ñett fan grève bu association commerçant industriel du Sénégal bi fii ci Sandaga nag lépp loo gis kon ni ñu ngi koy war a amal ci njënd ak njaay tàggateen.
Mame Birame Diouf lu soxal grève boobu ca diwaanu Thiès moom commerçant yi nga xamante ne nag ñoom ñoo bootu ci UNACOIS kaccit leen ci nee nañ bokkuñu ci tey bokkuñu ci ëllëg ña ngay wéyal seenub liggéey. Thierno Sy moom mooy délégué général marché au poisson ñu teewlu ko ak Cheikh Anta Diop. tey ji suba la ñu xëy ñu am benn déclaration bi ñu xam ni dégg ko mu jaaxal ñu bi ñu jaaxalee aussi am nañu ni oto bu fi romb di jaar du joxe message ni lundi mardi mercredi dañuy dem grève te mu jaaxal ñu bi ñu jaaxalee aussi marché yi ci kees muy mu santé grand kees yëpp ñu dajaloo waxtaan ci suñu biir ku ñu laaj ba ci mareyeur yi ñu dajale laaj leen rangellement bi ndax nan la demee koo ci laaj ñu ne yëgu ko ci la ñuy soog a dajale ne lii ne kon war nañ ci xool nañ ci war a taxawee wax ci ñun yëguñu ko kenn informé ji woowuñ ci réunion wax ci moo tax aussi wax dëgg yàlla mënuñ ciy sori parce que mbir bu fekkee ni dañ ciy bëgg a dugg da ngay xam nuñ ciy dugg ak nu mu mënta doon donte lu rafet la nekk ci commerçant yi aar commerçant yi mais nag wax dëgg yàlla ñun loolu moo ëpp suñu bopp wax dëgg yàlla moo tax ñu woote réunion fii urgent ñu leeral ko mbir bopp nit ñi nga xam ni donte loo xam ne luy aar commerçant yi la ñun wax dëgg yàlla yëguñu ko loo yëgul lépp moom wax dëgg yàlla mënoo ci dugg. ñu dellu marché Castor ci aset ji nag ak dibeer gi dañu ko ne woon ràpp tëj rek ngir setal ko loolu nag ñi nga xamante ne ñoo fa yeewu ak ñenn ci jaaykat yi gis si nag mbégte ndax ma nga set wecc waaye jaaykatu taabal yi ñoom leneen la ñu wax ndax la ñu daan fortaatu ko si néew nee nañ boo moyul dana wàññeeku bu baax a baax Kumba Matlu. tali yu yaatu ay mbedd yu set wecc marché Castor daal di am xarkanam bu bees gannaaw bi ñu ko tëjee ñaari fan ngir mën koo setal ñi dëkkee ci boori marché bi di ko rafetlu. ñun ñëpp on est satisfait ñu alhamdulilah rabbil alamin parce que li ñu am tey dafa fekk dañu ko doon xeex pendant des années des décennies on n'a jamais eu un succès aussi retentissant que li xew fii tey. parce que man am na ay zones yoo xam ci marché musuma fi dox te fii laa juddoo sama maam mooy chef de quartier mooy sama turandoo man am na zone yoo xam musuma fi dox. ndax gars yi ñoo ko occupé. mu des li nga xam ni moo di suivi askanu Castor ne dinañ ci def seen kéemtalaay kàttan. le suivi moo des suivi nag nous avons am na espoir ak ni taxawaay état bi taxawee mais bi taxaw population taxaw ko que cette fois-ci incha allah rabi ça va pérenniser. si suivi parce que maa ngi koy wax sànq sama maam genre parce que bëgg nañ fii tamit def ay banc moom suivi quoi xam nga. pour gars yi bañ a occuper place bi fii dëgg la waaw dëgg la war nañ jaay ak yooyu noonu mais ñu am benn temps bi. ci lu soriwul dara ñu fekk ay jaaykat ñu toog ñi leen ne seen liggéey dafa jaaree daal di yàqu. tey jii nii boo jëlee nit quoi yow war nga mën a am benn solution mooy lan mooy balaa ma lay jëlee fii nii dinaa la jox ay projet wala ma utal la foo taxaw ñu liggéey parce que instant ñu dañuy ñëw xëy ñun ñëpp dañuy taxawaalu nii rek. waxoon nañ bu ñu ko raxasee après dañuy toogaat instant na mu ne ñu dugg si biir marché bi dafa xat. ñun ñëpp xaajuñu foofu quoi. ci biir marché bi jaaykat yi tàmbaliwaat nañu seen liggéey ci biti nag ñu daal di fay teg dispositif sécuritaire bu am solo ngir rek mën a wéyal. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi ab xaatim boo xamante ne dox na ci diggante nguurug Sénégal ak FMI di Fonds monétaire international mu soxal nag benn programme boo xamante ne dafa jëm rek ci suqali koom gi rawatina ak loolee ñu naan taux de croissance bi nga xamante ni ci ñeent lañu ko xayma ci téeméer boo jël lañu bëgg nag mooy atum 2020 jàpp 2021 téeméer boo jël kon loolee nag ñu xayma ko ci juróom-ñaar waa FMI doon janoo sànq ak taskatu xibaar yi Habib Faye. ci li ñeel instrument de coordination politique économique Sénégal xaatim ab déggoo digganteem ak FMI ñu ne sax fas yéeneen dunge réew mi ci PSE2 bi. alors le programme FMI bi nag naam amul financement waaye nag bokk na ci li nga xam ne rek mën na jàppale finance publique yi bu baax seen stabilité jëm ci wàllum koom accord bile nag nga xam ne signé nañ ko dina gën a gaawal appui bi nga xam ne rek banque mondiale dina ko génnee di xaalis bu am solo. loolee waral na FMI ne koomuk Sénégal jamono ji baax na ci anam bi mu toll waaye ñoom la ñu bëgg rek moo di yokkute gu toll ci juróom-ñaar ci téeméer boo jël fii ak atum 2020-2021. Je trouve que c'est un pays. Sénégal pays bu daati dynamique la daati am ay potentiel yu wóor moo tax nag pàcc bu njëkk bi nga xam ne rek jëm na ci PSE nekk réussite loolu nag indi croissance bu daati yëkkatiku jàll ci 3-4% daati yéeg ba ci 6-7%. C'est quand même passé quelque chose. di waajal xaatim lii di budget
budget bu Sénégal atum 2020 FMI ne faaw rek ñu sukkandiku ngir xool ana nan rek la ñuy gën a mën a yokkee lii di wàllum recette réew mi. donc on pense que c'est ñun dañoo jàpp ni Sénégal mu ngi ci yoon bu baax bii waaye li nga xam ni la ñu war a def mooy gën a leeral fi nga xam ni foofu la ñuy dugal koppar gi bu ko defee nag dina wàññi bu baax li nga xam ni rek moom la ñu war a fay ci atum 2019 bi. ICPE la mu bëgg rek moo di ab caytu goo xamante ni teg nañ ko ci fu leer ci li ñeel wàllum meññeef gi rawatina it lii di hydrocarbures yi. le troisième pilier de réforme du gouvernement. ñetteelu pàcc bi nag dafa jëm ci réforme yi nga xam ni rek waa ICPE ñoo koy daal di tegal gouvernement bi nag daal di namm teg ay plan rek ngir daal di gën a ñoŋal li nga xam ne moo di gestion bi ngir rek lépp li nga xam ne war na si ñu daal di koy amal ci du mu gën a mucc ay bi. FMI ne objectif gi mu am rek moo di gën a dundal lii di finance publique yu Sénégal waaye tamit xool ana nan rek la bor gi ñu gën ko mën a jeexal ci nu mu gën a gaawee leneen itam bokk na ci objectif communautaire yi nga xamante ni ci li manqué ci budget bi toll ci 3% ci produit intérieur brut bi loolee ñu xool ana nan rek la ñuy def ba mën ko fay ci lu gaaw. ñu koy jaajëfal Abi Faye ñu yegg rek ba Sédhiou wax nag ci projet boobu ñu fa tëraloon projet boobu nag ñu gën ko xam ci projet SHOW la ko tax a jug rek moom mooy xeex ndeeteelu jigéen ñi xale yi doog a juddu ba ci tout tànk yi ca diwaanu Casamance projet bi nag ñu ne dana jeex rek ci njeexitalu weeru septembre bi moo waral nag préfet bu Sédhiou di sàkku nag ci partenaires yooyu ñu def seen kéemtalaay kàttan ndax projet ba amul na solo lool ci askan wi bëgg nañu sax ñu amalaat fa ñaareelu pàcc Bakary Konté. Africaire ak projet SHOW participé nañu bu baax ci xeex lépp loo xamante ne nekk na mortalité maternelle néonatale ak infantile fii ci diwaanu Casamance. projet bi li tax ñu doxal ko au niveau de Sédhiou mooy pour jàppale yaay ak doom pour wàññi ndeete yaay ak doom mais aussi pour wàññi problème de santé maternelle yi ñuy gis ci xale yu jigéen yu ndaw yi comme grossesse précoce yi. ak aussi problème de santé yi ñuy gis comme maladie sexuellement transmissible yi ak aussi yenn problème yi ñuy gis pour prendre en charge référence yi mooy ko nga xam ne am na complication wala am na jafe-jafe mu teel a dem ci bërëbu fajukaay ba mais aussi su demee si bërëbu fajukaay ba mu mën faa am paj moo nga xam ne paj mu mucc ayib la. góor ñi ngi gën a impliqué wu pour jàppale jigéen ñi ci wàllum ëmb ak wasin te loolu gis nañ fi liñ naan daara ji nga xam ne foofu la ñuy tàggatee jëkkër yi mooy mari modèle yi pour ñu gën a jàppale seen communauté gën a jàppale seen gox pour que daal ndeete yaay ak doom mën a jeex fii ci Sédhiou. ay résultats yi satisfaisant moom la ñu jot enregistré fii ci diwaanu Sédhiou ci xeexum accouchement à domicile. bi projet SHOW ñëwee gis nañ li nga xamante ni dugal na ko ci xeex bi ak gis nañ tamit indicateurs yi fi mu toll te it comme ni ñu ko waxee projet bi dafay waaj a jeex. te bëgg nañ tamit bu jeexee li nga xamante ni moom lañ fi jot a liggéey mu am ñoo xamante ni ñoom ñoo ci jàpp ba mën ko àggali. projet bi nag ci mois de septembre bi lay jeex préfet de Sédhiou di invité acteurs yi. projet bi app la amoon phase bi ngi ñaan yàlla moo am beneen phase mais en attendant war nañu ak waa mairie yi ak conseil départemental war nañu œuvrer ak acteurs yëpp ak yeneen partenaires yi pour que lépp li ñu jot a taxawal ci projet bi mu bañ a neen pour que. su ñu amee benn partenaire bu ñu jàppale aussi ñu mën a demaat ci duggaat ci yeneen phase mais li am solo daal mooy pour que ñu maintenir ak yooyu pour le bien-être des populations. docteur Amadou Yeri Camara nekk médecin chef bu réseau médical bu Sédhiou moom nag muy rafetlu bu baax innovation yi mag yoo xamante ne projet SHOW amoon na ko fii ci diwaanu Sédhiou lu mel ni école des mariés ak club des pères. ñu àddu ci leneen juróomi fan nag gannaaw ba ñu ko tëralee loolee di plan Orsec ñu gën ko xam ci matuwaay bi ngir xeex mbënn mi ci banlieue bu Ndakaaru yenn gox nag boo fa yeggee di nga gis ne nag projet boobu tuur bi kese fa nekk waaye furaas gox yooyu bokk na ci Thierno Ndiaye bu Yëmbal Saliou Sow yegg na fa gis na jafe-jafe yi nga xamante ni moom la askan woowee di dund. ngir mu dugg wala mu génn ci néegam ci paranteeram lay aw li ci ëpp ndaxte buntu néeg bi ak kër gi ndoxu taw yi ñoom ñoo ko nangu mu doon loo xamante ni jafe-jafe la ndaxte daf ciy def doole te nee na dafa magal te nekkul na loolu rek moo ko sonal sax ndaxte bopp bi ci boppam dafa jaxasoo njabootam dafa tas li waral loolu mooy que ne ñenn ñi ca ñoom da leen tuxal ab kër
yóbbu leen fa dénkaane leen fa. fan yëpp palanteer bi la ñuy jaar ndax fii nii daa fees del amul fu ñu jaar kii yaa ngi ni yore doomam bu ndaw buy nàmp dañ ko mujj averti fee sax mu koy fanaan man moom dañoo ne fanaan waaye man mënu maa dem bàyyi fi sa bagage yi ama kenn ku ma mun a jàppale man tamit. man sama borom kër daa gaañu mais samay doom a ngi fii man maay nekk fi keneen kooku ak jabaram mais fan yi daa am feneen fu ñu ko averti moom non moomuñu ko dañ fee luwee rek. ñun ñu ngi la fay ay 12000. fii lañ doon jaar waaye démb moom fii lañ mujjee jaar ba lal bi sax dafa mujjee daal xale bu góor bi sax laa woo mu ñëw dimbali ma pour mun a tóoj lal bi. ci jabaram ak doomam man maa ko mujj héberger suma kër. dundam dafa rëb jamono ji suba ak ngoon sax nee na xamatu ci lenn looloo waral ba dafa réorganiser wu togg añ ak reer gëj naa am ci kër gi. moom la ñuy dundee gis nga fi ma tëdd nii damaa dem ba commencé nelaw sax waaw dañoo sonn instant bi. beneen kër yenn jafe-jafe yi lañ fa fekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay yeewoo nee ñu li ñuy dund nii xamuñu lu mu doon nakar moo leen gane si ñoom nee ñu ak yaakaar bu tas. wax dëgg yàlla sonn nañu lool ba si kanamu yàlla lu matériel bu baax dara amatuñ ko suñu lal yàqu na suñu almuvaar yàqu na suñu yëre doom yi yàqu na lépp yàqu na almuvaar barki dem ba tey ci ndox la nekkoon suba ba tey waxuma la ndékki añ sax jaaruñu si dara teguñu ko lu dul forage bii rek moo ñu teg coono bi sonn nañu trop ba ci kanamu yàlla. ngacc dañoo ngacc ba gis nga suñu tànk yi gis nga ñemeetuñ ko teg ci suuf du gis nga nu mu mel gis nga suñu tànk yi nu mu mel te nee école 7 lay ubbi tey ana fooy teg sa njaboot te ana sa njaboot fu muy jàngi jeey daa mel ni daal dañ ñoo xaw a fàtte xaw ma nguur gee ne xaw ma dañ ñoo xaw a fàtte waaye ñun gisuñu ci dara. plan Orsec fii nee ñu dégg-dégg rek lañ ci am seen yaakaar yëpp yàkkeeku na ànd ak ndoxu taw yi leen. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Salif Sow lu ko tàmbalee tey jilee yemook ñaar fan ak juróom ñaar fukk nag ñetti laay wax jàpp ñaar fan ak juróom benn ci weeru septembre ca jumaay Masalikul Jinaan ñu fay amal nag ay conférence ay panel naka noonu lépp nag ngir waajal rek kon daloo gi nga xamante ne àjjuma bi ñu dëgmal lay doon bisub tey ji nag ñi ngi ko duppee Serigne Saliou Mbacké ñu ko ci doon fàttaliku bu baax a baax ak jaar-jaaram tey nag lépp loo xamante ne soxal na jumaa jooju gën nañ koo wane la ak taalibe yi nga xamante ne ñoo fa ñëwoon Cheikh Diop. Masalikul Jinaan ay fan sënkam des ci daloo bi nga xam ne rek war nañ koo daloog bi la juma comité scientifique bi daal di fi teew ngir rek waxtaanee barab bu sell bile. sëriñ bi dafa waxoon ni da ngeen xam ne juma ji ab tabax la wante dafa war a sol mbubu mi war a sol nag mbubu xam-xam la war a nekk ndax juma. ku cay dugg dafa war fekk nga xam ba noppi moo waral nag nu war a tàmbalee bis ni tey altine ba kero alxames bis bu nekk am na ay conférence yoo xam ne moom la ñuy def am ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne ñoom lañ ko sant. ay xew-xew dinañ ko fi amal fii ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wu ñu nekk li waral lu ni mel moom moo di gën a ñaax taalibe yi waaye itam di sàkku rek ca bés ba ñu gën a am ak dal. fonkeel du ay wax fonkeel ay jëf la war a nekk nit ki da ko war a wane ci jëfam comportement am meloom loolu lépp nit da ko war a wane ci boppam kon moo tax ñu bëgg a soññi nit ñi ba bu ñëwee ñu dal te itam. kenn ku ne fañ la toogloo nga toog fa bu jumaa ji feesee foo jullee baax na. bésub tey bi nag ñu ngi ko jagleel ka fi nekkoon xalif di Serigne Saliou Mbacké tey ji dinañ fi waxtaanee dundinu ak itam jaar-jaaru doomu Xaadim Rasul ba woon. ni mu fonke woon liggéey fonke ko yar nit ñi ci wàllu liggéey moo tax bokk na ci li tax ñu tuddee ko bis bi muy koo xam ne it bis bi fii maanaam jumaa ji mooy ki ko xalaat. Juma Masalikul Jinaan ay thèmes yu am solo dinañ ko fi jukki li waral lu ni mel gën a xamal ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi lan mooy njàngaleeb Ahmadul Xadim. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Diop mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax ci teewlu bi ci xibaaru marax yi léegi dama koy daal di jébbalaat rek Aram Touré. jërëjëf.